amiin amiin sama rakk nag sama lépp la Cheikh Ba mooy Cheikh bu Thiès moo nekk Talla Faye Talla Faye aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu ne moonu fi dajale di ñaanal soxna Ndey Soxna mi nga xam ne moo tax ñu daje fi retraite bii nga xam ne ci lay dugg yàlla na ko ci yàlla sàmm yàlla na retraite bi gën a neex ci moom ay activité am xale yi nga xam ne yépp jot naa dugal ci seen bopp dara yàlla na yàlla barkeel leen soxna yi nga xam ni mu ngi dem bàyyi leen fii ci école bi ñu koy wuutu yàlla na yàlla wuutu ko ci ñoom directeur tabaarakallaahu yow it yàlla na yàlla wuutu la ci soxna Ndey Soxna moom it yàlla wuutu ko ci yow résultat yi nga xam ne mu ngeen bëgg ci école bi it yàlla na yàlla defal leen ci lu kawe seen njort sunu nuyoo ñu jiite sëriñ As mii nga xam ne moo toog sunu wet nga xam ne moo fi toogal parrain école bi du suñu maam Alaaji Ahmad Baro te ñu tudde ko moo fi teewal sunu baay Aziz mi nga xam ne mooy kilifa kër gi moo fi teewalit sëriñ Muniiru moo fi teewal njaboot gépp du dul woon kàddu mbokk sunu kàddu du jóg moom mii la ñuy bàyyi mu wax li mu war a wax yépp waaye dañu wax ni dañoo bëgg rek ci famille Ndey Soxna ñu yëkkati ci kàddu ma wax sëñ Macky mu ne man naa yëkkati kàddu waaye maa ngi koy yëkkati it ci kàddu sëriñ Moussa mi nga xam ne tey famille bii ñu bokk moom moo ko yilif di fàttaliku it sunu mag sëriñ Muniiru di ko ñaanal yàlla na ko yàlla dolli leer fa mu tëdd ndax bés bii biñ koy jàpp fekk na ko mu ngi dund ba ñu waxtaan ci ak moom mu amoon ci ay yéene amoon ci ay taxawaay ba biñ ciy waxtaan it lam ma waxoon mooy ne na ngeen fexe xale yépp ngeen mobiliser leen bésu Ndey Soxna boobu na ci ñépp taxaw waaye yàlla dogal balay bés bii ñëw yàlla yóbbu ko ca wetam ca aljana kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla dolli leer fa mu tëdd di nuyu ñi fi teew ñëpp di ko commencé ci directeuru école bi nga xam ni mooy buntu école bi di nuyu it jàngalekat yi nga xam ne ñoom la yilif nekk ak ñoom ci école bi di nuyu it élèves yi nga xam ne yëpp tabaarakallaahu ñoo ngi sàkku xam-xam fii ci école bi di nuyu bu baax sunu kilifa yi nga xam ne ñooy sunuy mag ci kër gi ñoom ñëpp gis nañ leen sëñ Ahmed Ndiéguène mu ngi ci ginnaaw Serigne Cheikh Omar mu ngi ci ginnaaw njaboot gi famille Ndiéguène ñëpp tabaarakallaahu ñi ci amul ngànt teew nañu du dee sunuy jigéeni bopp soxna Ami mu ngi nii toog ànd ak soxna Issa Diagne ànd ak jigéen ñi nga xam ne ñëpp tabaarakallaahu ñu ngi sëy ci kër gi ànd ak ñi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk famille bi tabaarakallaahu ñoom ñëpp ñu ngi ñëw teew ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di kontaan ci ñoom di nuyu it tabaarakallaahu ñi fi teew ñëpp di ci seppi nag Baye Ndaraw Fall mii nga xam ni yu rafet relation yu dëgër ak famille bi ba lépp loo xam ne woote nañ ko du ko yëgee dana ci taxawaay yi mu ci war a taxaw yëpp kon Baye Ndaraw ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay sant ci sa taxawaay ñu ngi ñaan yàlla na la yàlla jàppale liñ leen ñaanaloon ci koor gi loolu rek la ñuy ñaan chemin de fer fa ngeen ko bëgg a egg fa ngeen bëgg mu egg fa yàlla na yàlla jàppale leen ba ngeen yóbbu ko fa ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mbay Siis yow it ñu ngi lay gërëm bu baax yow sunu xaritu bopp nga sunu wóllëre nga waaye ñun suñ témoignage aussi du sori ndax lii nga xam ne moom la représentant école bi wax ci Ndey Soxna Mbay Siis yow nga wax ko ci Ndey Soxna nit ñii ñu koy wax ñooñu ko gën a xam Ndey Soxna mii yàlla dogal na ñun ñoo bokk benn baay mooy sunu mag te Muniiru daf ma daan wax barki dem rek maa ngi ko koy wax sëñ Muniiru daf ma daan wax ne Ndey Soxna mii du nekkoon ji góor du taxawandoo kenn
daf ma daan wax toujours ne man Ndeye Soxna mii taxawaayu góor la am la mu ñu mage bari na mais li ñu mën a seede ci moom mooy taxawaay bii nga xam ni représentant école bi wax na ko ndax Ndeye Ndiéguène jàngalekat la Ndeye Ndiéguène yarekat la nii muy yaree di ko jàngalee ñu ngi leen di seedeel ni ñun ñii nga xam ne ñoo bokk ak moom nii mu koy defee ci école bi noonu la koy defee ci famille bi fu mu dégg ne am na ay diggante yu fa am na loo xam ne moom mii sax moo ñu ciy bàyyiloo xel day ñëw gis ma wala gis ku mel ni Macky wala gis sëñ Muniru bi muy dund ne ko waaye yëg ngeen ne nangam ak nangam xew na ñu ne ko ah déedéet mu ne ah na ngeen ci gëstu nangam ak nangam xew na lu ngeen ci war a taxawu ngeen taxawu ko kon loolu jàngaleem ak defaram yemalewu ko ci école bii nga xam ne ci la nekkoon 35 ans ku ko génne ci ay atam xam nga ne li mu def ci enseignement bari na 38 ans Ndeye Soxna mii ku génne ci ay atam 38 ans la cay des du bari waaye loolu yépp mu ngi ko def ci jàngale ak yar ay xale kon Ndeye ci turu Serigne Moussa ci turu njaboot gi nga xam ne ginnaaw sëñ Moussa yaay kilifa gi yaa ci mag ñu ngi am fierté attention ñoo ko njëkk a am ci yow ndax lépp loo wane ci école bi ci sa famille nga ko njëkk a wane ci say mbokk nga ko njëkk a wane door ko wane ci école bi Serigne As mii xam nañ ne am na ngànt mais olof nee na koo xamul na nga koy def na mu la defa tax ndax taxawaay bi nga am ci moom kenn ku sant Ndiéguène ku ne am nga ak moom relation boo xam ne du dofee danaan Ndeye Soxna kat relation bi man rek la ko amal kon nag famille Ndiéguène bi yëpp ñu ngi sant di la ñaanal yàlla na la yàlla dolli sutura yàlla na la yàlla jàppale sa njaboot gi yàlla na ci yàlla teg loxo ñu ngi gërëm it waa école bi nga xam ne ñoom la nekkaloon di xëyandoog ñoom di wàccandoog ñoom ndax yëg nañ ne am na cër buñ ko joxoon benn cër bi âge bi la ndax daf leen a mag beneen cër bi famille bii nga xam ne ci la bokk la te bari na ñoo xam ne danañ bokk ci famille ñu yóbbu leen ci bërëb ngir ñu représenter fa famille ba ñu dem yàq fa deru famille ba yàq fa turu famille ba waaye Ndeye Soxna ñun day rafet nañ njortu ci ne école bii mu nekk yàqu fi turu famille bi lu dul defar na ko loolu Alaaji Duudu Gay mii nga xam ne nekk na feek moom ay at mën na koo seede kon duñ ci baril sunu wax Ndeye daal ñu ngi lay ñaanal nga seede ne ñun ñëpp kontaan nañ sëñ Moussa nee na mu ngi feddali digganteem ak yow ndax yéen seen relation ak moom sa relation ak moom ak sa relation ak Pape Mounirou benn relation rek la ndax cër bi nga joxoon Pape Mounirou moom nga ko jox te boobu Pape Mounirou ngi dund bi Alaaji Pape Mounirou génnee àdduna itam da ngaa jëlaat cëru sëñ Moussa booleeg cëru Alaaji Pape Mounirou joxaat ko sëñ Moussa kon nag nee na bëgg na lool daf may wax toujours ne ma fan yii daf may wax téléphoné ne ma damaa bëgg daal lu xewati na nga ànd ak Macky ngeen seet ñu ngeen war a àndal ngeen dem taxawu ndax man fa ma nekk sori na te wóolu naa leen kóolute goo xam ne manuma lu xew ma bàyyi samay yitte ñëw. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin makin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sayyidina Muhammad di nuyu mboolem ku teew ci jotaay bi di nuyu corps professoral bi yëpp di jégalu kàddu yu ñuy yëkkati sunu kanam yi kilifa ndax ni ñu ko alquran jàngale ni ñu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi te tabarakallahu sunu kilifa yaa ngi toog imam Cheikh Alhaji Amadou Baro waaye Cheikh Tidiane Ndiéguène moo yëkkati kàddu léegi waaye Macky ak mboolem kilifay xadara bi warunoo toog mu yëkkati kàddu waaye nag ci seen ndigal laa ko defee ak rek représenté élèves yi nga xamante ni bi tabarakallahu ñu doon jàngee fii tama jaar fii madame Ndeye Soxna Ndiéguène wax ci moom dana yomb ndax léppam mbaax la du ma guddal nag te du ma nuyu monsieur Sey di nga xam ni tabarakallahu moom la ma madame booleeloon fii nga xam ni bu dul woon moom li papa Cheikh wax léegi ni CM2 lañ may dàqee man tabarakallahu fa lay yem ne lu mburu def ci taal rek monsieur Sey war na ma ko ci CM2 moo tax ma ko gisee tabarakallahu dama koy ree rek moom monsieur Ndiaye waaw mu ngi nii tabarakallahu benn bis dañ toog ci classe bi j'étais pas bokk moon ci ñi nga xamante ni bi les 5 meilleurs élèves de la classe mais il avait osé mu jug daan ni
élève bi ma gën a yaakaar moo am entrée en sixième Ousmane Ndiéguène la après ay at ci kanam ci laa xam ne c'était pour me galvaniser c'était pour me pousser de l'avant ngir rek ma góorgóorlu ndax moom c'est un grand pédagogue monsieur Ndiaye maa ngi koy gërëm di ko sant ndax ñii dañoo participer ci suñu jàng ñun élèves yi kontaan naa ci ñoom ci taxaw bi ñu taxaw madame nag ñun ñii lii ma war nii ñëpp la war kenn ku ne boo toogee fii élèves yëpp laay waxal ndax madame képp ku sant Ndiéguène yow ndawalu guddi nga tabarakallahu ñun ñëpp nga jàppale man plus particulièrement ci man jamono bu ne bu ma ñëwee sa kër rek idéologie bu may génnee da nga may seedeel ni marabout que nous sommes nous ne devons pas être des idiots waruñu nekk ñoo xamante ni bi tabarakallahu dañuy taxawaalu dañu war a gëm suñu bopp dañu war a jàng dañu war a nekk marabout intellectuel parce que dafa am ñoo xamante ni dañu war a topp war noo suivre ñu waral ne teg ci yoon te pour loolu nag faaw nga dégg jamono ci ñaari côté yëpp ah madame nga dimbali ñu ci jàppale ñu topp suñu jàng ba nii bàyyi wooñu bu ñu demee tey ba ma am baccalauréat di dem ba nekk licence 1 dem licence 2 di ñaan yàlla tabarakallahu leneen topp ci c'est grâce à vous kon madame ñu ngi lay sant madame ñu ngi lay gërëm di ñaan ci yàlla yàlla na yàlla taxawu la ci barke Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yàlla tabarakallahu xam na li nekk si xol yi yàlla xam na ko yow du wax moo lay fay waaye ne góorgóorlu rek fa tabarakallahu ba ëllëg ñoom fun la taxaw ndax taxaw nga ne ko ci biir taxaw nga ne ci biti taxaw nga taxawaayu baay taxaw nga taxawaayu yaay ndax bu doon yow fa tabarakallahu bàyyi nan bu yàgg yàlla xam na ko suñu yaay mën nañu seede kon ñu ngi nuyuwaat ñëpp di jéggatu kaddu yi madame Ndeye Soxna Ndiéguène kon au nom de tous les élèves vraiment nous en sommes très reconnaissants ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant asalaamaaleykum wa rahmatullah. ci wàllu Soxna Ndeye Ndiéguène moom tamit ci wàllu tànku yaayam waaye jàpp naa ni ñun ñu fi nekk ñëpp lenn rek moo ñu fi indi mooy sant la si yàlla Soxna Ndeye Ndiéguène loolu rek moo ñu fi indi ndax yàlla dogal na am na ko juddu te jàngul am na ko juddu jàng ba pare liggéeyul am na ko juddu jàng ba pare tàmbali di liggéey yàlla jël ko eggalewul am na keneen ku jàng ba pare tàmbali di liggéey yàlla nattu ko mu am accident ci liggéeyam ba ñu far ko ci sax tëj te booba amaana da doon dimbali nit ñi moom nag alhamdulillah yii ma lim yépp yàlla musal ko ci mu jàng wëlbati ku jàngale yàlla may ko jàmm mu dem ba yeggale loolu ba jël xam-xam def ko ci ay bopp nit moo tax ma jàpp ne ñun ñu fi nekk ñépp tey duñu ñëw rek pour sant la si yàlla Soxna Ndeye ndax lii sant yàlla kese la bokk jullit yi moo tax kon ñu ngi koy ñaanal suñu boroom yàlla na yàlla may ko wér yàlla na ko yàlla jàppale sëriñ Cheikh barki démb ci Ndakaaru man ak Ibrahima Badiane dañu bokk ci benn conférence bu ñu doon def mu ñëw fa di fa expliquer ni ñu xam ni yàlla moo yor wërsëg yàlla moo yor nit ñi ma ni ko yenn saa yi nga gis kuy bëgg dem retraite dajale ay njabootam toog ci néeg bi di jooy njaboot gi yëpp wër ko kenn ku ci nekk di jooy yaay lan la bàyyi lan la damay bëgg retraite looy jooy law tawakkaltum ala llahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayru yusbihu jaa'ian wa taraahu bataana sidna Muhammad ne yow mi liggéey dem bay retraité nee na defal ni Ndeye Ndiéguène mooy lan jëlal yàlla teg ci sa kanam ni picc di def nee na picc bu xëyee suba amul salaire amul fu muy liggéeyee waaye bu yeewoo suba yëngal ay laafam xool gauche xool droite ni man fu ma jëm ba yàgg mu ni man lu may làmbatu fu ma jëm di ko yor ñëpp moo ma yor naaw balaa ngoon a jot mu lekk ba suur indil waa këram lu ñu lekk ba suur Soxna Ndeye nag ci dimension boobu la tollu ndax ñun xam nañu ko moo tax fa tabaarakallaahu yàlla na yàlla tofal ci wér imaam ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di nuyu Serigne Cheikh ñun suñu mag la yàlla dafa dogal góor gu ñuy wax Aliyun Ngom ak soxna suñuy wax Faatu Ngom ñoo bokk ndey ak baay Aliyun Ngom moo jur alxaaji Rawxaan Ngom mu jur alaaji Cheikh Ngom mu jur ma soxna Faatu Ngom moo jur Maxeet Wadd Maxeet Wadd moo jur Ëmmadu Wadd Ëmmadu Wadd moo jur Ayda Wadd mu jur ma moo jur Kuna Wadd mu jur ko moom mii kon yaakaar na ba fi ñëwee Cheikh ni ma waxal te ñenn ñi gis Ngom te di ma gis ci dëkk bi te xamuñu lan la man ak Ndey ñun ñaar nii la ñu demee kon Ndey alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi ñaan suñu boroom yàlla na yàlla tofal ci wér métier mii mu doon def ak métier mii ngeen doon def moo gën ci métier yi
lu tax mu gën ci métier yi yàlla dafa wax ci alquran ni shahida allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu kum ci teg wa ulul ilmi ndax lan qaiman bil qist bi yàlla tuddee boppam tudd malaaka yi ki mu ñetteele pour tudd ko mooy ab jàngalekat mooy borom xam-xam te nag innama yaxsha allah min ibadihi al ulama alquran nee na normalement ñi war a ragal yàlla xam ko mooy ñi nga xamante ne jàng nañu ba pare am xam-xam ndax lépp lu ñuy dugg dañ ko analyser Seydina Muhammad wax ni man arada dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al axira fa alayhi bil ilm wa man aradahuma maan fa alayhi bil ilm wa man arada al ilma fa alayhi bil quran yàlla Seydina Muhammad ne ku bëgg sa àdduna baax da ngay góorgóorlu ba am xam-xam da ngay góorgóorlu ba am xam-xam moo tax monsieur le directeur ñu ngi leen di ñaan leen nit nag gannaaw xam-xam ndax ñëpp dañoo tuddee wàllu xam-xam leen rek lañ ko tuddee éducation nationale kon yéen avant enseigner lan ngeen jëkk jiital éduquer dëkk baa ngi yàqu nag. bu demee ci mbedd mi fekk taalibe jël fat bu fekkee élève boo xamante ni il est issu de famille défavorisée amul fu mu jànge amul lumière amul lu mu lekk mu fat këram loolu yombul ci jamonoy léegi ndax bopp sa bopp moo xew sur le plan humanitaire yi ñuy toog jàkkaarloo yéen Bambey kon war naa ko mën a seedeel loolu ñu ñëw ci école Cheikh Awa Balla Mbacké bi nga xamante ni ñoo ko bokk 10 ans classe bu yàqu man su ma yàqee classe ñu ne ana Ndey Soxna ñu ne mi ngi nii ñu ne jëlal classe bi redressé nday redressé keneen yàq classe ñu ne ana Ndey Soxna ñu ne mi ngi nii jëlal redressé durant 10 ans loolu yombul donc il faut ma témoigner ko da nga yi classe laa yor duma yor bii ndey CI ba CM2 CI ba CM allo CI ba CM2 amul classe bu mu yorul te 95% ak 78% rek lay am jaaraama nga ndey donc ñi mu formé tey ay ingénieur lañu ñu ngi yor seeni 4x4 ak seeni Toyota ku ci gore woon ñëw di gaare këram di ko gàddul ay saaku ceeb di ko yennukul ay saaku ceeb kon am na benn rôle bu mu joué ci le développement du Sénégal parce qu'il a formé des ingénieurs des enseignants des sages-femmes Ndey Soxna jigéen yiw yaru mësta xuloo mësta xeex du fimiste du waane du rambaaj am diine nag julli jàpp jël wérdu salaat fatiha dama koy seet si mu toog di wérdu su paree man ko waaye yow man fii rek nga may bàyyi mu ni ma dama jël wérdu salaat fatiha loolu nag yombul de jigéen ju koy jël yombul ndey jaaraama yàlla na nga am benn retraite bu paisible li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal yàlla na nga toog ba say doom di la yóbbu màkka di la yóbbu waat waa kër maam Alaaji maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni sama kaddu yi waa Bambey gépp la ndax wax dëgg yàlla mënuñoo ñëw ndax ñu ngi ci politique ba kon su ma waxee mel na ni ñëpp laa waxal maa ngi leen gërëm di tabax fa juma soro bu ñu tudde ko ko rawaan mooy Assane mooy maam dama lay sant te bëgg naa li mooy c'est des témoignages dafa am benn élève am kaay dafa Fama Traoré mi ngi nii di nuyu kilifa yi fi teew yëpp kilifa diine yëpp waaye di nuyu dama juum ndax bi may ñëw dama gis sëñ Cheikh ba toog ma ne ah secrétaire général moo ñëw kon ma toog directeur na ma déedéet Cheikh nekkatul secrétaire général de moom mooy inspecteur bu IEF moom moo remplacé Talla Faye ma kontaan ci loolu fii laa ko yëgee mais dama ci kontaan parce que moom mii kër Maam Alaaji la bokk. daan na fi am mais da ngay gis ñu koy gérer. sëñ Demba Ndiaye chez Sey ñëpp yàlla liñ fi jóge baax di sant ñëpp assistance yëpp maa ngi wax nag ci turu communauté kër Maam defaraat école. ñu ngi ñaan yàlla yal na yéege seen maqaama ak seen i jëf ci seen maqaama maam ya bi jaahi rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne dañ maa war a wax te waxuñu ma wax jooyaat ñu ne ko looy jooy mu ni naam wax nañ ma mais waxewuñ ma fañ ma war a waxe
mu wëlbatiku jooyaat ñu ne ko looy jooy mu ni wax nañ ma wande waxuñu ma sa kanamu ñan ma waroon a waxe man wajur nit ku nekk sa waajur mooy sa nawle nit ku bëgg a am jom loolu ngay jàpp lu tax sama baay def lii lu tax sama yaay def lii taman duma ko def moom fu mu dem di tudd ci mbaaxam pas sama jëf lu ñuy seq maak moom su ma goree bu ñu organiser lu toll nii ci turam waaye waa ji war naa wax waay kon di ci jégalu lool samay kilifa ndax wallahi waruñoo wax mukk may wax sama yaay li ma gën a jaaxal ci moom du ma ni marqué de jaaxal mën a muñam wallahi alazim woyofam te dinaa ko wax lu tax woyofam ak mën a dimbaleem muñam mooy mënoo xam lu ko neex mënoo xam lu ko naqadi mënoo xam su amee mënoo xam su ñàkkee wallahi mënoo koo xam barke alxuraan woyofam lu tax ataaya ji ñuy naan chaque 14 heures ci loxo boppam bii la koy xiime moom moo koy togg di ko joxe wallahi kii chaque jour ñooy toggandoo di naan ataaya ñu ngi nii su ma waxee ma ne ko man yaay ñemewuma sa ataaya ma ne ko man sa ataaya ñemewuma ko mu ni waa lu tax ma ne ko déet man maa war di ataaya di la jox yow waroo ataaya di ma jox ndax su ma ko naanee sax dina baax ci man toujours mu ree maanaam mën a dimbaleem damay dajeek ay nit ñu naan ma sama sëy bu ma ci toogee ba nëgg nii sa yaay moo tax moo ma muñ loo wala sa yaay moo may defal lii moo may dimbalee ci lii moo may nangam damay jaaxle quoi wande kuy jëf na nga jëfal yàlla kuy dénk na nga dénk yàlla kuy wakiirlu na nga wakiirlu ci yàlla ñetti mbir a ngi nii dinaa leen ko dénk yéen ñi fi toog fii samay nawle ak samay naataangoo laa koy dénk samay kilifa aw ma lu ma leen di dénk beneen bi mooy nit ku ne na nga fexe ginnaaw yàlla suñu borom mi la sàkk moom la dara wala kenn bum la moom kudul yàlla mi la sàkk nit da ngay libre ci sa biir xol pour nga féex il faut nga libre ñaareel bi mooy indépendant as gor da ngay nangoo dunde sa ñaq gore mu ngi tàmbalee ci góor ci dara moom sa bopp mu ngi sukkandiku ci mënal sa bopp ñetteel bi mooy ñage sa bopp am fullaak fayda ba ku la warta xamal du la xamal ku la warta yab du la yab du ma guddal ndax waruma ku warul woon a wax boo guddalee da ngaa tooñ ndax man waruma woon a wax wande maa ngi ñaan képp ku fi toog ngeen di ma ñaanal yàlla ndax man yéen laa am ñii li leen soxna si jaral ba tax ngeen teew fii lu ko raw jaral ngeen ma ko man mi te bu leen foog ni damaa ñëw rek seetaan si nii de déedéet damaa ñëw pour xool repérer ñi soxna si jaral dara looloo ma fi indi ah. di ñoom di ñun ñëpp di njabootu maam El Hadj Amadou Baro. Mesdames, Messieurs les membres de la famille, Mesdames, Messieurs les membres du personnel de l'école élémentaire et de la communauté enseignante, chers parents d'élèves, chers élèves, chers invités. Une cérémonie de départ à la retraite, du point de vue de son symbolisme, est à la fois un hommage que l'on rend à l'intéressé pour les services rendus à la nation, mais également une invite que l'on adresse aux autres pour s'inspirer de son exemple. En effet, une telle cérémonie consacre des efforts professionnels arrimés à des moments et à des circonstances de renoncement, de privation, voire de compromis au nom d'un idéal et d'une cause que l'on estime juste. Particulièrement dans notre domaine de prédilection, je veux dire l'éducation des enfants que la société nous a confiée et qui est, selon Victor Cousin, la plus belle de toutes les sciences. La responsabilité de l'enseignant est certes grande, mais surtout exaltante, car sa tâche au quotidien ambitionne de faire de l'enfant un homme accompli pour lui-même et pour sa société. L'on retiendra également que c'est dans l'esprit des enfants qu'il faut bâtir les véritables remparts contre les maux
et les menaces qui imposent leur empire à notre société. Cette noble perception du métier, Sokhna Ndeye Sokhna Ndiéguène en a fait son credo. Certes, notre connaissance ne s'étale pas sur la durée, mais j'ai su découvrir en elle des dispositions à la fois professionnelles et humaines d'une singulière grandeur. Son attachement aux enfants a fait que ces derniers ont souvent usé et abusé de sa disponibilité et de son affection, au point de gêner souvent le déroulement régulier de son travail. Également, fait singulier chez cette pédagogue, elle aurait pu bien longtemps, parce qu'elle en avait les possibilités et les arguments et les relations, demander à aller dans un poste sédentaire, dans un bureau ou dans une surveillance, et que sais-je encore, qui sont bien plus tranquilles et plus confortables que l'espace contraignant de la classe. Mais cette grande royale a choisi, jusqu'au bout de sa riche carrière d'enseignante, le compagnonnage de ces êtres chaleureux et purs que sont les enfants. C'est là une attitude qui force le respect et l'admiration. Prêt par elle, me réapproprier cette pensée lumineuse de Seydou Badian qui nous propose une recette pour échapper à la tragédie du temps. Il affirme, il ne s'agit pas d'être puis d'avoir été, il faut léguer et faire en sorte qu'on ne s'achève pas à soi-même. C'est pourquoi, nous, enseignants, nous devons surtout considérer notre métier sous l'angle de sa noblesse, de son éthique, de son humanisme. Ainsi, nous confie Mariama Ba, les enseignants forment une armée jamais chantée, jamais décorée, mais partout où elle passe, elle plante le drapeau du savoir et de la vertu. Mesdames les enseignantes, messieurs les enseignants, retenons en dernière analyse que nous portons sur nos frêles épaules le destin de notre nation et celui de toute l'humanité. Sokhna Ndeye Sokhna, que le Tout-Puissant vous accorde une retraite paisible et une longue vie. Amen. Je vous remercie de votre attention. Debout Ndeye Sokhna. Et dans cette salle, dans cette cour aujourd'hui, je n'évoquerai pas les militants de Réfusard, Charles Pédu dans son ministère de la Charité de Jeanne d'Arc. Ndeye Sokhna, je ne passerai pas la parole à Alphonse Dodé, l'homme de Tartarin de Tarascon. Alphonse Dodé, l'homme de la célèbre chèvre de M. Seguin, je veux nommer Blanquette. Dodé, dont aujourd'hui nous ne lirons pas les lèvres de son moulin. Nous n'allons pas faire appel à Albert Samé, l'homme des flancs du vase des éditions Mercure de France. Nous n'allons pas entrer dans ce village illusoire du Belge Émile Verhaeren pour assister à la mort de Batouala de René Maran. Nous allons refuser systématiquement de prendre les trophées de José Maria de Heredia. Nous n'allons pas aller à Tindikan, ni à Kouroussa retrouver l'enfant noir de Camara Laye. Nous n'allons pas aller aujourd'hui, Ndeye Sokhna, avec Jérôme et Jean Tarot, dans la randonnée de Sambou Diouf sur les côtes de Guinée. Non, nous n'allons pas aller à la lagune, retrouver Climbier et porter le pagne noir de Bernard Dadier. Non, nous n'allons pas entrer aujourd'hui dans cette ville cruelle de Mongobiki, Ezaboto, Alexandre Bidi. Non, nous n'allons pas, Ndeye Sokhna, aller avec Mouloud Farahoun dans les Djebel d'Afrique du Sud. Non, nous n'allons pas suivre Victor Hugo demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, il partira. Nous n'allons pas... Monsieur le maire de la ville de Thiès, messieurs les conseillers municipaux de la zone nord, et de la formation, monsieur le directeur de l'école, monsieur le président du comité de gestion, chers collègues, chers parrains, monsieur les Dakar dafa xat nit ñi nag nee nañu fenn xatul xol yee xat waaye Dakar xat na te université métti te tàng heure bu ba ñuy soog a dem ba ci sama caat mii fu mu jëne ki ne ba ñuy soog a dem bu université ñu ne ñux ñu ànd ak seeni moroom dem
xamuñu sóoraale nañ leen xamuñu sóoraale wuñ leen bu ñu demee tubaarkàlla di ñaan kër jigéen a ko yor soxna ay damaa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla au passage dégg nga ko ñu nekk téye sama njaboot ga ca kaw di leen suturaal di leen teral di leen defal lu ne ci àddina moo tax sëñ Cissé maa ngi koy ñaanal yàlla billaahi wallaahi bu dee ñoo bokk Alaaji Mat Baro te am naa ferñeent ca kër Alaaji Rawaan Ngom yal na ko yàlla yokk fanam may ko gudd fan gu ànd ak wér ak mbooloo mi julit ku la defal lu baax nga wax ko te dafa saral sama xol te keroog bi ma naan xale bi jëlal sa valise nga dem sa kër nijaay Cissé woowuma ko tàgguma ay dëjeen te lii nga ma defal dafa rëy fi man dafa rëy de ndax nag ak cuuj ak liir ak cuuj ak cuuj laa wax cuuju ginaar akub liir ñooyam boo xeebee seen jàngoro rek buñ dee yaa leen rek waaw maa ngi nuyu sama doomi càmmiñ yépp di leen sant di leen ñaanal yàlla bu leen kenn ëppale ci Alaaji Mat Baro école bii ci suba dama leen a woo ci ay benn rek ñu mobiliser ña ca des ñëpp ñëw fekk maître yi ci école bi jàppale leen ndax xam nga ni lii c'était pas facile ñu ñëw jàppale leen n'est-ce pas épauler leen ba yotaay bii mën a demee nii kon maa ngi leen di ñaanal yàlla di leen sant rëccu wu ma ci ñenn ñi la ma doon sonn ci ñoom di leen dugal école ñu leen di dàq ñuy dem Baye Ousmane mi ñetti yoon defe naa ni dàq nañ ko